rafetlu mbokk yi seen ànd ak seen télévision Lamp Fall ñu ngi leen di gërëm di leen sant ak fépp fu ngeen mënti nekk ci réew mi ak ci bitim réew ndax mbokk yi ñu fàttali leen ni seen télévision Lamp Fall ci canal bi ma ngeen ñoo am ci 219 mu mënees naa jàpp ni kon ci àddina bi yëpp ngeen ñu seetaane ci jamono ji ci bouquet orange bi mu nekk 55 waaye it ci TNT bi mu nekk 8 mbokk yi seen émission Penc mi tey ji am nañu mbégte dalal Ndongo Fall ku ne xam na ko ci réew bu Sénégal mu yëngu ci wàllu transport maanaam wàllu dem beeg dëkk bi nekk directeur général STC di ab entreprise boo xam ne day yëngu ci wàllu transport ak lépp loo xam ne day yëngu ci wàllu wi alors monsieur Fall salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. voilà monsieur Fall fi ñu koy dooree mooy d'abord dañuy xëy na njëkk jaale ndax ku ne xam na ni jamono le passé am na sa benn ci ay doom ñu naan ko Serigne Fallou Fall bu génnoon àddina loolu it nekk loo xam ne ñu ngi ciy profité di la jaale ak di jaale mboolem seen sa njaboot. jërëjëf Amidou merci beaucoup may lay nangul seen njaal moomu. xam ne dogalu suñu borom moom bu ñëwee ñëw na rek ndax xale bi jour boobu nga xam ne moom la faatoo. bu ay këyitam pare woon waru ko fi woon fekk Canada la ko waroon fekk ndax am na admission Canada ren la am bac ba waroon a dem. mais malheureusement yàlla ni muy dogale far yàlla dogal mu def ko fii. ma di leen ci sant bu baax di leen ci gërëm. di ci gërëm Lamp Fall gis naa ci seen taxawaay. may gërëm itam en particulier nag sama mbokki transporteurs yi. ndax transporteur yu camions yi transporteur yu taxi transporteur aftu ñoom dañoo mel ne faroon lu dëkkoon ci kër ga ànd ak man naqar wi vraiment mu doon li loo xam ne lu ma remarqué la ma di ci sant yàlla nag parce que yàlla ma ko joxoon yàlla jël na ko à la fleur de l'âge waaye nag xale lu bii boo xam ne tam amoon naa ci moom yaakaar ndax xale bi xasaay rek la ko yàlla xiiroon ak alxuraan gannaaw loolu football bi daana dem di football yi ci ay moromam waaye musta génn ci samay loxo kon nag may occasion wu di sant mbooloo mi nga xam ne ñoo jaal si woon ñi ñëwoon ak ñi amoon yéene ñëw ñi nga xam ne am nañu empêchement ba ñëw ñëpp maa ngi leen di delloo njaal mi daal te xam ne ñoo ko bokk di sant en particulier aussi sama mbokk yi nga xam ne ñooy waa Ngumba Ngeewul ndax seen taxawaay gis naa ko rëy na lool ndax ay oto la ñu luyee ay car ñëw fekk si ma ñenn ñi su yore seen particulier ñëw fekk si ma wax dëgg xëy na dee moom metti na waaye nag bu fekkee ne da ngaa deele te àddina sépp ànd ak yow di la ko naqar la jàpp ca wax dëgg yàlla dana woyof maa ngi leen di gën a balu àq daal di leen baal àq di leen wane vraiment considération bi ñu def ci man muy sama mbokki bopp yi di waa Ngumba di waa Touba ak sëriñ Amsatu mi nga xam ne sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ son yi bu moo doonoon sëriñam taxawaay ba mu ca taxaw ñëw xam nga ni sëñ am sa ko xat la waaye daa bàyyi yitteem yëpp moo ñëw taxawu ko yabal doomam ñu dem ñu sang ko defar ko ba pare mu ne moom moo koy jullil boppam moo ñëw julleel ko boppam moo dem robal ko boppam aussi doyul loolu doyul mu yónniwaat doomam ak enveloppe ne ko boo demee nga joxal ma ko papam ci bisu sarax bi ngeen xamal ko ne ko lépp man la waroon ci man wax dëgg nag loola xew itam rëy na lool ci man ndax man dama yaakaaroon ne ab taalibe moom nun danoo war a jariñu ci sunu ñaq di dem ci waa kër Serigne Touba ndax comme que gis nu Serigne Touba ñoom Serigne Touba lañ leen di xoolee waaye nag bu demee bàyyi ay yitteem bàyyi ay soxlaam yebal ak njabootam boole ko enveloppe ne moom moo waroon def dëj bi wax dëgg loolu lu sori la ci man sama mbokk yi nekk Touba aussi ak Mbàkke maa ngi leen di gërëm ñoom Idika ak ñoom Baddo Seck ak ñoom Góora Sarr ñoom ñëpp dañoo bàyyi seen yitte ak ñoom Cheikh Diop ñëpp bàyyi seen yitte ñëw ànd ak man ci naqar wi wax dëgg man daal doomu aadama yi li ñu ma lebal man daal yaakaar naa ni tolluwuma noonu nit ñi ñoo baax rek. gërëm di ko sant waaye it di ñaan yàlla mu xare àjjana ki nga xam ne mooy Serigne Fallou nekk doom ci Ndongo Fall bi nga xam ne daanaka moom la ñuy waxtaanal ci jamono ji alors monsieur Fall donc dañu daal di door waxtaan wi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru bi nga xam ne ci la ñu wees daanaka directeur général bi nga xam moo ngànk lépp lu jëm ci wàllu emploi di maanaam xëy me gont mi dajale woon na acteurs yi yëngu ci wàllu transport moo xam muy CETUD moo xam muy AFTU ak yeneen i acteurs waxtaan bi lu ko wundoon mooy fexe jox gëdd ak yelleef ñi nga xam ne ñooy sofoor si ndax loolu nekkoon na loo xam ne tënku na. waaw loolu moom dañ cee kontaan lool di ko rafetloo tam. ndax bari na doomu aadama yoo xam ne ñi ngi dégg mais xamuñu. kon nag bu ñu defee atelier invité ci transporteur yëpp invité ci aussi ñun emploi yi nga xam ne ñoom lañ bokkaloon secteur bi invité ci syndicalistes yi waa inspection du travail ne fa directeur de l'emploi ne fa
ak waa caisse de sécurité sociale daanaka ñoo ŋànk li liggéey bi kenn ku nekk wane li nga xam ne moom nga xam ne mooy sa problème ak li nga xam ne yaakaar nañ ne bu ñu ko defee danañu am solution. problème contrat lañ doon wax ma ne contrat c'est légitime doomu aadama buy liggéey ak nit dafa war a am contrat. employé am nañ droit laaj contrat bari na ci employé itam ñi ñoo xam ne am nañu contrat nag bari na ci ñoo xam ne am nañu contrat mais li ma jaaxal da cee am chauffeur yoo xam ne dañoo ne ñeet ñoom du ñu am contrat bëgguñu contrat. lan moo waral ñoom par exemple ñu ne du ñu am contrat d'autant plus que ñoom seen i employé lañu seen i chauffeur lañu mais buñ ko bañee est-ce que du xëy na peut-être dafa am lu ñu ragal ci suuf. non li ñuy ragal moo di ne. ñoom da cee am ñi yoo xam ne dañ ne ñoom li ñu bëgg di liggéey 4 jours reposer 2 jours 2 jours yooyu dañuy dem di ko xarimat soit am na ci ñoo xam ne añu seen petit business bi ñuy def am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk côté Bayax dañu am ay tool di ko arrosé di ci jël dara am ci ñoo xam ne ñu ngi dëkk Ndar wala ñu dëkk Kaolack wala ay Touba léegi sa 12 jours de repos yooyu boo ko bu fekkee mu tombé ak dimanche xam nga léegi da nga am 3 jours de repos 3 jours de repos yooyu nag suñ demee seen kër dañ ko fay toog largement mën a reposer wu bu baax. mais est-ce que bokkul aussi président Ndongo Fall ci weewu bëy dañu faral di wax naan 100 000 francs la ñu fay chauffeur yi gën a bari te xam nga 100 000 francs ci jamono yi tey jii ci borom kër dafa xaw a néew est-ce que loolu bokkul ci li nga xam ne moo tax xëy na yenn chauffeur si réticent pour à ce que am contrat si yéen. non xam nga man mën naa laa woon nii samay contrat nga gisal sa bopp. contrat yi amu ci chauffeur yi kuy fayu moins de 100 000 francs. contrat yi actuellement man yii ma yore 125 000 la ñuy fayu net à payer bi seen charge sociale mi ngi ci seen IPM mi ngi ci seen luy social bi daal mi ngi ci kon suñuy wax naan 100 000 francs la ñuy fay loolu njuumte la ba pare dafa am beneen avantage bi ci am Alaaji Ablaye Gueye sunu président ba yàlla na ko yàlla yërëm daf doon wax ne chauffeurs yi dafa am lu ñu leen tàmbaloon lu neex li loo xam bi ñu ko bëggee dindi dafay metti ñoom ndax ñoom ñoo daan xëy yore porte-monnaie bi bu oto bi bu liggéeyee d'abord seen premier voyage la ñuy jëkk a def bàyyi dépense ci kër ga bu ñëwee yàpp gis ngeen leen ci yàpp la ñuy lekk ba rek naan seen i boisson def la leen neex lépp ci sunuy poste sunu xaalis la woon ñu ne comme que léegi dañuy changer système bi mais amuñu woon contrat parce que booba 50 000 francs la ñu daan fay ñoom ñoo daan def noonu waaye nag léegi comme que affaire boobu changé ñu ne dañ leen doxal ci yoon nañ leen defal contrat ñu ne nag kon nag ñoom itam amatuñu droit di laal xaalis kon nañuy yem ci seen salaire loola nag moo leen metti parce que bi ñuy jooy contrat ñu defal leen contrat man mi nga xam ne man lañ jëloon pilote c'est du ma bàyyi ma fenn syndicat yaa ngi fa woon boobu Amadou Samb ak ñi mu àndaloon ña nga fa woon ñu ne nañ ma jël pilote pour ma essayer bi ma ko essayer metti na ci man parce que boobu maa ngi doon fay 600 et quelques mille par mois par véhicule metti na ci man mais comme que ak 2 temps bi ma doon def bi nu demee ba Covid bi ñëw Covid bi nag far ñëw yàq lépp léegi nuy liggéey li ngay liggéey far mënatuloo cee am lu fay sax chauffeur bi waxuma la des fois da ngay liggéey ba ngoon jot oto bi panne gasoil amatul lu ab recette am matul gasoil état bi ne woon nu à l'époque booba Youm moo fi ne woon ministre Youm nee na woon danaa leen jox 1 million 300 000 francs par mois pour ngeen dimbalee ko nu ne kon nag comme que loolu 1 million 300 la gasoil bi nañ koy muñ comme ça 1 million 300 yooyu bu ñu jotee par mois mën a fay bor yi mais à notre grande surprise état bi bëgg na ko mais mënu ko parce que boobu tam li ko njattoon bari na finalement ci 210 000 la ñu jox par mois te loolu indi nañu ardoise retard bi boo xam ne fi mu ne ñun ñëpp a impayé au niveau de AFTU ça fait des milliards yoo xam ne noo ngi ko yoreel AFTU te booy xool système bi ba AFTU ba mu taxawee ba léegi transporteurs yi meilleur payeur la ñu mas a doon kenn ku nekk say traite da nga ko daan fay convenablement liggéey bi teg woon ci yoon. mais bi Covid bi ñëwee ba léegi. vraiment attanatuñ ko. attanatuñ ko mais aussi bu ñëwaatee ci wàllu chauffeur yi ba léegi parce que yow sa wàllu bopp nangu nga ni comme que y a des chauffeurs yoo xam ne ils ont refusé parce que ñu ngi dem ci seen yeneen i business. mais est-ce que léegi jàppoon ni yéen ñi nga xam ne yéenay transporteurs yi di recruter war leen wut solution d'autant plus que sax seen ndaje boobu nga xam ne amoon ngeen ko ak directeur général bu emploi. am na pexe yu ngeen ci amoon alors lan lañ tënk tey lan ngeen tënk tey ji yéen ginnaaw bi nga xamee ne en face de vous avez des chauffeurs qui refusent d'être recrutés ci wàllu contrat vous avez une autre partie aussi qui accepte alors lan mooy seen décision fu mu toll nii. léegi li ñu décidé moo di ne ñun en tant que opérateur état bi moo war a réguler lépp
dañu ne état bi nun ba ñu contrat yi mais dafa am lu loo xam dañ ko doon jooy lu jiitu te ba léegi fajalu leen nu ko. muy lan dëkk bii nga xam ni clando yaa ngi judd comme ay mouche. clando yi warut a jël nit di ko fayu. parce que amul assurance au transport en commun ki ko yore aussi poids léger la yore amul licence aussi. Njaga Njaay yi nga xam ñi ngi woon ci àll ba te àll ba naqare ñu daw ñoom ñëpp ñëw Dakar amuñu droit transporter fi parce que licence bu xonq lañ yore te kuy transporter fii ci biir Dakar licence bu jaune nga war a yore ñu toog seetaan leen. minicar yi gis ngeen minicar fan la mas a amee transport ci biir Dakar gis nga minicar yi boo demee yoonu Wakaam yi minicar yaa nga fa nga dem ñàgg minicar yaa nga fa nga dem Tëngéej minicar yaa nga fa encore am na ay tata yoo xam ne ay tata particulier yoo xam ne tata sans guichet li ñuy tuddee ñoom itam ñoom ñëpp ñu ngi di pëcc xoog nun ci biir liggéey bi loolu waxatuñ ko far Jakarta ñëw nag far dëru yi ñëw mbedd moo dem Jakarta yaa nga fa taxaw te kenn ci ñoom ñëpp amuñu droit def transport nu ne leen nun bañu nu defar contrat ñi nga xam ñoom lan deseel war leen defal contrat mais nu itam dafa am lu ñuy laaj ñii nga xam ne ñi ngi ñëw di xëccoog nun liggéey bi ba liggéey bi mënatuñ cee am dara nañu génn dëkk bi kenn ku nekk jël sa àq. ki war a def contrat ñi def contrat ki nga war a xam ne daa war a defarlu contrat ñi defaral ko contrat ba pare liggéey bi ku ne xam na ni actuellement neexatul parce que à l'époque depuis 2008 ba léegi tarif bi nga xam ne moom lañ doon liggéeyee tarif bi moom la ñu continuer di ko liggéeyee. d'ailleurs ci wàllu tarif boobu sax dinañ ci ñëw ci kanam tuuti parce que point bu am solo la boo xam ne foog ñu leeral ko ci wàllu woowu mais léegi wax nga sànq comme que boobu ba léegi am nga ay jafe-jafe yoo xam ne moo jëm ci wàllu clandestin yi yooyu nga lim léegi moo xam kalandoo yeeg Jakarta ak yooyu alors léegi état bi lan leen tontu pour assainir quand même le milieu ba tax yéen seen wàllu bopp ngeen war a mën a liggéey remplir contrat yooyu ndax état bi tontu na leen waaw wala déet. waaw d'abord directeur du transport ma nga fa woon. ak waa directeur de l'emploi. moom moo doon présider liggéey bi. moom autorité yëpp nga fa woon. d'accord nañ ci ne li nu wax dëgg la. parce que comme noo am assurance bi boo xam ne assurance pour nit kuy fay la noo am licence su dëkk bi waruñoo bàyyi dëkk bi ñu di ko envahir ak ay clando yoo xam ne ñu xamul lu mu doon. d'accord nañ ci principe boobu. nu itam d'accord nañ ci ne leen bu fekkee ne ni dindi ngeen loolu ba mu set. ku fi nekk ku nekk danañu imposer nu itam ñi topp ci ñun à ce que ñu def ay contrat malgré ci suñ biir bari na ci ñoo xam ne am nañu contrat. am na nag ñeneen ñoo xam ne amuñu contrat mais boobaa nu dañu leen imposer parce que loolu loi la. comme que loi la nag lii nga xam ne suñ droit la nañ ñu ko jox. ñoom lii seen àq nu jox leen ko. ok dañu des ba léegi ci wàllu chauffeur si seen diggante yéen transporteurs yi ak chauffeurs yi parce que aussi on vous accuse souvent d'utiliser les chauffeurs de façon abusive maanaam am ci ñoom ñoo xam dañu xëy 5 heures du matin di wàcc même tardivement est-ce que jàpp ngeen di foofu aussi que yéen a ngi respecter les règles du travail par rapport ak ni ko code du travail waxee. merci dugg nga ci point bu am solo. waaw d'ailleurs directeur du transport ban toogee dugg na ci loolu. waaye ban leen waxee dañ ne le oto bi xam nga suba toujours ñu naan 5 heures du matin la ñuy xëy ba 23 heures la ñuy wàcc. mais est-ce que yow mën nga ci dégg-dégg dafa mel ne yow. boo xëyee daal da ngay toog ci oto bi 5 heures du matin ngay toog ci oto bi ba 23 heures yaa ngi ko nit di daw rek te or que loolu amul. moo tax ñun dañoo bëgg ñu wutal ñu régime spécial parce que régime bi nga xam ne ci la ñuy embaucher chauffeurs yi. boobu baaxul. les conventions dañoo bëgg ñu créer une convention te directeur de l'emploi. d'accord na ci loolu xam na loolu. parce que chauffeur yi ku ci départ nee naa 5 heures la départ nun gare routière yi 5 heures la ñuy départ bi gën a teel 5 heures la. entre 5 heures 5 heures et demi. léegi yow par exemple nga jóge Jaxaay nga ñëw ba terminus. nga départ point A ñëw point B. la moo dem balaa bis yooyu jeex yow ñaata temps ngay am yoo xam ne yaa ngi moom sa bopp toog ko defuloo dara. kon régime bi nga xam ne moom lañ ñu côté nun régime boobu baaxul. ndax buñ nee nun 5 heures du matin la ñuy xëy. di ñuy liggéey ba 23 heures loolu c'est faux. parce que bu njëkk daanañ def 4 voyages tey mënatuñu laa defar sax 2 voyages yu réglé. ndax oto yi bari na. clando yi bari na mënatuñu ubbi ligne. parce que actuellement amuñu fu nu jaar. circulation bi gis nga ni mel. BRT bi gis nga ni mu daggee yoon wi amatuñu wenn yoon wu nu jaar. actuellement moom. coono bu metti la nekk actuellement. mais convention boobu rek moo ci mën a génn. mais problème bi mooy c'est vrai que explication yi nga joxe yi c'est tout à fait clair
par rapport à une personne boo xam ne xëy na mën na ko xam parce que aussi li nga wax dëgg la souvent même bu chauffeur bi xëyee dem am na garage boo xam boo fa accès di nga fekk ay oto yu la jiitu mais est-ce qu'il y a eu sensibilisation quand je dis sensibilisation ou bien je dirais même communication entre par exemple un Ndongo Fall et ses employés ses chauffeurs ses receveurs et tout cela ñu xam exactement ni temps bi nga leen di utiliser c'est exactement cohérent par rapport ak code du travail. mais xam nañ ko mais dañ ko dul nangu. xam nañ ko ñoo ko gën a xam. ba pare man li ma ci gën a metti dafa am ñaari syndicalistes yoo dugg ci biir. bañ duggee seen biir ba léegi amuñu jàmm. muy Amadou Samb. ak ku ñuy wax Cheikh Oumar Sow. Amadou Samb Dakar dem dikk la nekkoon def fa loxoon ñu dàq ko. waaw. xam na la mu fa def ba tax ñu dàq ko. waaye comme nga nekk fi nag yooyu du ma ci dugg. Cheikh Oumar Sow moom il est âgé dafa war a dem en retraite. dafa war a dem en retraite te employé la ba léegi ci biir Cap Trans. moom mooy manigancé nit ñi. waaw yow yaa ngi war a dem en retraite ba pare ñu bàyyi nga nekk emploi comme ñi nga xam ne ñu ngi doog am 35 ans. loolu moo jaaduwul. ku war a dem retraite da ngaa war a dem retraite xajal xale yi nga xam ne ñu frais ñu mën a liggéey. ñooñu ñu liggéey mais Cheikh Oumar Sow moomu ne se disant syndicaliste nekk ci biir AFTU. kooku moom wax dëgg yàlla reconnaître ma ko. Amadou Samb mii nga xam ne aussi Dakar dem dikk la ne woon ba ñu dàqee ko fa ak la mu def. kooku tam ñëw bëgg a planté wu ci biir AFTU d'accord ma ci moom. man ñi ma d'accord ñan la. ku ñuy wax Ngom. Adama Ngom. kooku ci biir AFTU la nekk. ci biir chauffeur la ci biir AFTU. ànd ak ñun ci biir liggéey bi. kooku d'accord naa mu nekk syndicaliste ci biir AFTU. ku mel ne Mansour Ndiir. ba ñuy créer AFTU ba léegi mi ngi ànd ak ñun ci biir liggéey bi am na chauffeur yoo xam ci moom la ñu affilié. parce que xam na lii AFTU. kooku d'accord naa ci moom mu nekk ci biir AFTU. ku mel ne Mbaba Jaxu Fall. nga xam ne moom itam receveur la woon ci biir kër gi. mujj nekk contrôleur ci Daaru Salaam. ubbi fa syndicaliste kooku xam ne réalité yi ci kër gi. kon ñett ñooy d'accord naa ci ñu nekk ci biir. waaye ñeneen ñi nga xam ne ñi retraité waroon a dem ca jàkka ja noddi. ñu doonu bilaal wala leneen ne ci biir réseau bi dañu la jël. wax dëgg yàlla ñooñu mënumaa d'accord ci ñoom. ak ki nga xam ne moom itam dañ koo dàqee ci société ba mu ne woon. mu ñu fi sëmbale. kookoo tam mënumaa d'accord ci ay mbir. mais président Ndongo Fall su ma déggee sa wax dafa mujj mel ni kon da nga bëgg xool ni le monde syndicalisme dafa bokk tey ji ci leen sonal alors que de l'autre côté on dit que le monde ñiy yëngu ci wàllu syndicalisme dañuy préserver les droits des travailleurs alors yow boo jàppee ni xëy na que ñooñu dañu leen la jël est-ce que jàppoo ne aussi que day wane ni xëy na yenn transporteurs wala boog njaatige yi da ngeen di rejeter les syndicalistes. non man d'accord naa ci syndicalisme. Amadou Samb mii fu ne jàppale naa ko fa. ñaata yoon laa dàq ay employés yoo xam dañoo syndiqué ci ñoom. mu ñëw fii toog waxtaan ak man mu neex ma naqari ma rus ko delloo si waat leen ci kër gi. mais ban commencé jàppante ba léegi ñaata nit laa dàq ci moom te mënu ci dara. léegi li muy wax Ndongo Fall bu la jëlee ci oto tata bi daf lay affecté ci oto mbalit bi. mais oto mbalit bi maa ko moom transport Ndongo Fall mi moom transportu car yi moom transport Ndongo Fall bi ci mbalit yi. chauffeur yi fu ma ci neex laa lay affecté. waaw mais est-ce que aussi président Ndongo Fall loolu duñ ko mën a jàppee xeeti sanction parce que d'ailleurs loolu bëggoon naa ci ñëw ak yow sànq ni comme que Ndongo Fall dañu faral di wax naan soo nekkee ci ay kaaram mu bëgg la sanctionné da lay sànni ca mbalit ma est-ce que da nga ko tuddee sanction wala noo koy tuddee. non man maa yore xam nga dafa am loo xam patronat nag dañ koy bàyyee ak moom te yoon da koo def. patronat bi. chauffeur am fu ko neex la koy affecté. l'essentiel chauffeur ba. am na droit ci ne intérêt yi nga xam moom laa amoon fii dara du ca changé heure de travail yi ma daan liggéey fii dara du ca changé waaye ki nga xam ne moo yore service am di réguler aw nitam kenn ku ne mooy xool point ba nga xam ne kii war na ma faa mën a amal njariñ mu yóbbu ko fa. dañuy des ba léegi ci wàllu syndicalistes yi syndicalistes yi ñoom ci seen wàllu bopp bu ñu xoolee généralement dañu faral di nekk ñoo xam ne seen relation duy faral trop di tendu entre ñoom ak njaatige et tout cela alors que tey jii àddina toll na foo xam ne. bu ñu xoolee lépp war naa mën a harmoniser wu ba ku ne gis sa bopp muy yenn employeurs yi travailleurs yi ak syndicalistes yi est-ce que mën nañ jàpp réellement ni tey jii yéen waa AFTU wala yéen transporteurs yi ak syndicalistes yi le courant passe d'une façon boo xam ne ku ne dana ci gis boppam. Le courant ne passe pas. benn côté la passé mais bi ci passé wu fi. yeneen syndicats yi nga xam ne mooy ñett ñi ma mujj a tudd ñoom. ñoom vraiment ñoom ñi ngi jox médiation parce que ñoom li ñuy wax moo di ne nun emploi bi la ñuy sauver.
mais syndicat yi yeneen yi ci des ñoom xam nga lu ñuy wax boo amee problème ak sa patron lu ñuy wax dañuy daal di jël barème bi calculer daan ne lii de buñ ko toppee normalement war nga ci am 10 millions boo dee dof bu mel ne Massamba xamoo dara nga daal di commencer tappa sa patron ngeen dem tribunal. li ma d'accord ci syndicaliste en cas bu confusion amee diggante patronat ak employé bi nga ñëw ngeen toog waxtaan ba am un terrain d'entente waaye syndicaliste boo xam ne yow ci koof rek ngay xool moom daal bu weer dee nañ ma daggal 1000 francs yi nga xam ne moom la waa ji adhéré ci man syndicaliste boo xam ne bu sa employé amee problème au lieu que nga ñëw jéem a fexe sauver mu continuer emploi booba da ngay fexe yow droit yooyee pour nga am sa 25% def sa gafaka boo liggéey ñu dàq employé bi muy taxawaalu bu xoolee ñi nga xam ne ñoo ne woon ci Amadou Samb ñaata lañ ci dàq ñëpp a ngi taxawaalu ba pare su leen dàqee da leen di interdire réseau bi parce que réseau bi nun noo ko moom képp koo xam ne ci yaa ngi ci réseau bi te di luubee nekkee fi lu bon buñ la dàqee dañuy def ñeet ne afti moom kooko dootu fi liggéey loolu nag li gën a naqari Amadou Samb ca la waaye dama koy wax haut et fort teel laay waxe ñëpp yi dégg képp koo xam ne def nga yoo xam ci biir liggéey bi nga sàcc fii wala nga def fii loo xam ne jaaduwul bañu dàq la nun ñëpp dañ lay def droit de veto dootoo liggéey ci biir afti feneen ngay dem. mbokk yi ñu fàttali leen ni sunu gan di Ndongo Fall di transporteur ci réew bu Sénégal waaye nekk directeur général bu STC di maanaam banqaas boo xam ne dafa lëkkale lépp luy maanaam transport fii ci réew bu Sénégal. alors monsieur Ndongo Fall nag léegi ñu ñëw ci beneen fànn mu am solo trop ci sénégalais yi parce que tarification bi maanaam xam nga tata yi 2008 yaakaar naa la ñu fixé tarification bi tata yi boobaak léegi waaye ñu gis ne yéen transporteurs yi da ngeen dem nag ba mujj bi mel ni ku xeeb yi fi jàpp ni charge yi ci diggante bi bari na moo xam ci wàllu carburant bi ci wàllu charge bi extra alors ndax su ma déggee sa wax kon dafay mujj mel ni yéen transporteurs yi da ngay nar a ba mu xëy état bu Sénégal ci ëllëg transport bi maanaam ticket yi ci tata yi ngeen nar ko yokkaat. mais loolu bët du yoon mais xam na lu bopp attan wax buñ la ko waxee da ngay xool ba xam kii li muy wax ndax loolu lu yanu maanaa la wala déet. ndax xam nga ne saako ceeb ba nga koy jënd en 2008. ak si lu woon 33000. tey saako ceeb ba ngi ci 33000. te booy xool boobu àggul woon sax 20000 francs. pneu yi. lan ko daan jëndee. mëtu woon 50000 francs. tey pneu yi mi ngi di 80000 francs. carburant bi 530 francs la doon jar. tey carburant baa ngi di 655 francs. lépp a yokk dëwlin yokk na ceeb yokk na suukar yokk na lépp yokk na. ba pare tarif bi taxaw fi mu taxaw. oto yi li ñu ko daan jëndee yokk na. oto yi 23 millions lañ ko doon jëndee. oto bu ne. tey mi ngi ci 28 millions. ba pare tarif bi nga xam ci nga doon liggéey moom mi ngi taxaw fi mu nekk. léegi nañu raisonné ba xam loolu est-ce que lu jaadu la wala déet. yëf yi dafa metti de te boo xoolee nga gëstu nga def enquête da nga xam ne li ñuy wax lu dëgg la parce que li loo xam ne dañuy daa taxaw nii ne jon loolu kenn du ko jeexaat te loolu mooy lii. léegi yéen lan mooy solution bi da ngeen fas yéene ba max état bi par rapport ak tarification bi ñu yokk ko wala qu'est-ce que vous décidez de faire même si c'est vrai que aujourd'hui vous parlez de charge yoo xam ne dafa xaw a lourd ci yéen lan ngeen décider bàyyi yëf yi noonu wala ba max état ci wàllu. non li ñu bëgg mooy état bi na yokk tarif bi. parce que xam nga waa Captrans. directeur CETUD woowoon na nu toog waxtaan ak ñoom. pour personnel ba fa nekk ñu embaucher leen. bi ñu defee noonu ñu wootee président GIE yi pour ñu toog waxtaan ci loolu. ñu ne léegi li ñu leen di kéel dañuy yokk 800 francs par véhicule et par jour pour ñu mën a génne gabu Captrans boobu ñu embaucher chauffeurs yi. ñu embauché contrôleur régulateur yi nga xam ne Captrans moo leen yore mais yow yaa ngi fay ay traite mënoo fay say traite ñu woole ne la dañoo bëgg nga jëlaat beneen xaalis encore yokkaat ko feneen transporteurs yi bañuñu ko mais mënuñu ko loolu nag li koy dindi bu état bëggee mu deñ na raxas dëkk bi yokk tarif bi moom li ñuy liggéey moom à perte rek lañ ciy liggéey. mais c'est vrai je suis d'accord mais aussi monsieur Fall yaa ko wax sànq dund bi metti na ceeb bi cher na suukar si cher na borom kër yi fu mu nekk nii jaaxle nañu ñi nga xam ne xëy na amuñu véhicule maanaam seen oto bopp yaakaar ko ci yéen bu ngeen nekkee yëf yi yéen it est-ce que du ngeen gàllankoor askan wi ndax askan wi ñoom it bu leen fàtte nii ci ay jafe-jafe lañ nekk. mais dëgg la ci ay jafe-jafe la ñu nekk. mais Amidou. xam nga yoon rek lay mën a doon. bëtit du yanu waaye xam na lu bopp àttan sa mbaam boo ko yeewee fee te ne bés bu ne liibaru ràkkal laa koy jox bu yàggee mbaam mi dee di mooy sunu liggéey bii nag liggéey bii moom bu fekkente ne change yuñ tarif bi ñun ñëpp dañuy daanu moom
parce que liggéey bi moom actuellement baaxul. mënatunoo fay suñuy traite. charge yi metti na tarif bi fam ne woon ma nga fa. concurrence déloyale bee teguwaat suñu kaw. il faut que état bi gestu ci loolu moom. pour ñëwaat ci concurrence déloyale bi xam nga président Ndongo Fall dafa am benn affaire boo xam daf maa jaaxal mooy yàgg ci Ndakaaru la ay kalandoo ay oto yu taxawal di yóbbu ay transport boobu ba léegi ngeen koy seetaan yéen ñi nga xam ne da ngeen investir ay milliards ci wàllu transport ci wàllu xaalis ngeen di seetaan bu yëfi tey ji dem ba nga xam ne kalandoo yi sax tegawaat nañ ci est-ce que aussi benn part du seen négligence aussi moo tax tey jii yëfi xaw a jéggi dayoo. non du suñ négligence. depuis 2005 projet bi bañ ci dugg. lu nu état bi waxoon bu oto yi ñëwee. ba ngeen envoyé dëkk bi ba pare. kalandoo dootuñu nangu mu dawati ci dëkk bi. minicar yi dootuñu nangu mu daw ci dëkk bi. oto yi nga xam ne amuñu licence urbaine dootuñu daw ci biir dëkk bi. mais ils ont failli à leur mission. ba léegi defuñu ci dara. bind nañu officiellement yuuxu nañ ci rajo yi yuuxu nañ ci télé yi. état bi bënn saañ ay noppam. kon lu xew li ñuy njaaga te état bi mooy njaag moom moo war a arbitrer sa ñaari nit bu fekkee ne dañoo nekk di xuloo te nga bëgg jàmm da ngay woo ñaar ñooñu nga confronter leen bu ñu waxee ke tooñ nga ni ko yaa tooñ. est-ce que jàppoo ni am na loxo wu ne ci suuf ndax aussi Sénégal seet nañ ni saa yoo xamee ne am na ñuy jooy ci maanaam dañ leen tooñ ñañ jàpp ni ñoo tooñ souvent dafa am loxo il y a une main au-dessous est-ce que jàpp leen ni même su dee état am na volonté def ko tamit y a une main dessous ci suuf. mais loolu am na parce que dañ ne autorité ñoo moom clando yi. loolu la ñuy wax de man nag man wóoruma man waaye nee nañ autorité ñoo moom clando yi. tey loolu li tax ma koy du ma ko mën a weddi. man minicar yi nekk Wakaam. bind naa officiellement gendarmerie bi ñu koy doog a installé. bind préfet ñoom ñëpp jëf nañ seen i lettre mais tontu sax defuñu nu ko. yuuxu nañu fu ne. mais kenn tontu wuñu. ba pare le directeur des transports bi nga xam ne moom la ñuy relevé mooy Cheikh Oumar Gaye am na benn opération bu mu fi defoon ñu bale clando yëpp gaari leen. ba ngoon daataan jot kilifa gu mag moo jug ca kaw ne ko bàyyi leen clando yi. kon nag wax dëgg yàlla. sàcc buy sàcc. yow sàcc yi dañ leen a yeb mais sàcc yi ñuy yóbbu kaso. lu ko rawe ngi ci dëkk bi ñu baleen fi. parce que lii ñuy def sàcc la. parce que loo xam ne amuloo ci droit nga di ko def di foqati yi fi jàmbur. kon sàcc yi ñu yóbbu ci kaso dañ leen a yeb waaye lii lu ko gën a pire am. bu fàttali ñooñu ngay jiñ sàcc yi ay boromi kër la ñu itam bàyyi ndongo parce que yow tey jii c'est vrai que d'accord naa ni ñoom ils sont illégitimes ils n'ont pas le droit pour def transport fii ci Ndakaaru waaye borom kalandoo yi ak ñooñu est-ce que aussi sóoraale ngeen ni ay borom kër lañ d'accord naa ci li nga wax ñu éliminer leen mais après la suite ñoom ndax xalaat ngeen ñoom tamit. ma ne clando yi mën nañ leen a organiser. allez-y. état bi mën na organiser clando yi. clando yooyu. ca ba may xam clando vert blanc lañ leen daan def. ku leen gis ñu am couleur vert blanc. comme am na Maroc dans partout au monde am na. mais dañu leen di régulariser. mais lii gën a pire moo di ne yow. Amidou Ba da ngay am sa 305 soo xëyee départ sa kër ànd ak sa chauffeur boo ñëwee ba ca rajo ba dem ne ko dawal li ma dépasse chauffeur bi jël oto bi yanda talaxi ba ngoon jot bu sa wàcc jotee mu ñëw yóbbu la vrai clando li gën a yàq dëkk bi loolu ci la borom cravate yi nga xam ne ñu ngi ci bureau yi ba pare fab seen i oto def ko ay particulier wut chauffeur jox ko ñu di ko liggéey ñu def seen poste ñu yore double emploi la gën a yàq dëkk bi ñooñu ca la ñu mbokk ñu fàttali ni sunu gan di Ndongo Fall moom mooy directeur général bu STTC di maanaam société de transport bi nga xam ne wala boog bànqaasu transport fii ci réew bu Sénégal alors monsieur Fall ñu ñëw rek léegi ci wàllu kii bi parce que xam nga c'est vrai que wax nga dëgg seen i doléance mais aussi il faut accepter que am na benn insécurité boo xam ne yéen a ngi koy seetaan te mu nekk loo xam ne boobu ba léegi muy gën di wëy tata yi da ngay gis nit ñi ba léegi dañu tàncaloo di fees ci biir seen receveurs yi buñ demee ba ay jamono sax maanaam nit ñi dañu dem di jote ak ñoom ndax tellement nit ñi solo nit ñi comme ay saaku yu sol nit ñi est-ce que yéen ñi nga xam ne yeneen njaatige yi waroon leen cee mën a jël mesure de sécurité par rapport ak nit ñi aussi. Amin dama yaakaar ne yàlla dara na toogul pour ngay voyager transport en commun yi. gis nga loolu. nun noo ko gën a bañ tàncaloo boobu ñuy def. gi nga genn wàllu client yooyu. ñu ci bari duñu fay paas. ñu ci bari duñu fay paas gi nga buñ duggee ba mu xat koo ci wax ma ne fi ma jàpp ëmb fu ma dugal samay loxo boo àggee sa arrêt wàcc ba pare dañuy charger oto ba pare oto bi soit mën na yàq amortisseur yi mën na yàq moteur mën na yàq boîte mën na yàq lu ne mais mënuñu ci dara
heure de pointe bu la fekkee ku mu fekk Dakar nga bëgg a ñibbi ñoom xamuñu oto bi fees na moom daal nañ am fu ñu bokk ba mën a dem rek kon nag loolu nun la gën a naqari mais mënuñu ci dara chauffeur bi mënu ci dara transporteur bi mënu ci dara receveur bi mënu ci dara à la rigueur li ci mënoon dara ñu joxoon autorisation alkaati yi oto yi bu ñu feesatee alkaati yi ku ñu romb nga wàcce say nga ñu wàcce ñooña parce que nun ñooña la jël nañ te dañu fay paas nag ñu des ba léegi ci wàllu wi delluwaat tuuti ci wàllu personnel bi alors personnel bi maanaam quand je dis personnel du ma yem rek ci chauffeur damay daal di chauffeur les receveurs ak xam ne li ngeen naax régulateur su ma juumul est-ce que Ndongo Fall tey jii sénégalais yaa ngi déglu personnel transport bi nga xam ne ñu ngi ci wàllu tata yi ak yooyu est-ce que vraiment ñu ngi gagner leur vie ci seen métier. am na ñu ci gagner leur vie. waaye am na ñu ci sonn nag. waaw tout à fait loolu la ñu doon xaar ci yow. am na ñu ciy gagner seen vie. mais am na ñoo xam ne ñoom gagner wuñu dara. tout à fait. parce que li yoon wax ci salaire. dafa tuutaay bi boo xam ne. boo appliqué salaire bi rek yem ci moom. kooka sonn. moo tax am na ñoo xam ne moo tax bari na ci ñoo xam ne. nun jàpp nu ci salaire bi ñu leen di fay. bari na ci chauffeur yoo xam ne. li ñuy am par mois. li nga xam ne teguwul ci bulletin de salaire. ëpp na li seen bulletin de salaire. tout à fait. kon nun social la ñuy doxee foofa. waaye nag quant à régulateur wala contrôleur bi nga xam ne moom. xaalis jaarul ci moom. nga xam ne salaire lay xaar. wax dëgg yàlla ñoom sonn nañu. sonn nañu parce que salaire bi ñu leen di fay. wax dëgg par rapport ak ni ñuy liggéey moom metti na ci ñoom moom. beneen wàll bi mooy secteur transport ku ne xam na ni réew am na secteur yoo xam ne daf ci am solo. secteur commerce lu am solo la chaîne la bu am solo ci réew secteur transport chaîne bu am solo la parce que dafa dugg ci wàllu économie et tout est-ce que tey jii monsieur Fall mën nañ jàpp ni secteur transport war na mën a dem ba nga xam ne kàddu gi may faral di dégg ñu naan secteur informel dañ ci secteur transport ba mu set wecc. gi nga loolu lu yomba dindi la. parce que am na moment boo xam ne nu toogoon réunion ak directeur du CETUD. booba président Mbaye Amar mi ngi fi. dañu waxoon ne désormais à partir de ce jour-là bépp oto boo xam ne wàcc nga muy oto aftu bala ñoo jox clé bi borom oto bi. na indi contrat chauffeur bi nga xam moo yore oto bi ak receveur bi nga xam mooy ne ci oto bi. mais loola continuer wuñu ko. ndax loola bu ñu ko defoon dana doon li loo xam ne dana protéger employé bi. waaye itam foofoo tam dafa am problème bi boo xam ne moo tax di daw. moo tax sax ñuy daw parce que am na ci chauffeur yoo xam ne nee naa la ñoom. dañu ne ñoom bëgguñu contrat. mais am na ci chauffeur yoo xam ne. dañuy xëy yóbbu seen permis dem ci benn ligne. par exemple dem ligne 44. suñ demee yore seen permis franklaayu xam nga lu ñuy xaar. chauffeur bu feebar. wala chauffeur bu am empêchement. wala chauffeur bu bëgg a reposer mu jox ko oto bi bu liggéeyee ba ngoon jot mu jox ko entre 8 000 et 10 000 francs mu demu yoonam ñooñu ñoom nee nañ loolu la ñuy dundee ñoom bëgguñu contrat kenn du leen embaucher duñu am patron mais liggéey bii nga xam ne moom lañ liggéey moo doon li loo xam ne état moo ci mën a jël ak yetam pour réguler ko mais nun suñu bopp mënuñu ko. mun leen ci dara fu mu toll nii. mënuñu ci dara. waaw nun daal d'accord nañ ci defal leen contrat mais chauffeur bi lànk ne man du ma jël contrat. su ma naree jël contrat bàyyee la sa oto. ak chauffeur bi nga xam ne daa taxaw ci gaaru routière ba ne man kenn du ma embauché du ma am benn patron. ku feebar daal laay xaar wala ku am empêchement mu yóbbul sa voyage nga jox ma 7 000 mbaa 8 000 mbaa 10 000 francs. loolu état bi ci war a jóg. ok daf ci war a jóg mais aussi Baye Ndongo lu tax ma laal sànq wàllu secteur informel bi ñu jóge ci wàllu transport bi jóge ci ba dem ci secteur formel mooy secteur boo dem généralement dañu faral di tàggat seen i personnel di leen tàggat ce qu'on dit des séminaires de mise à niveau ou bien des rencontres de mise à niveau est-ce que yéen yi nga xam ne yéen a ŋànk transport ci Sénégal il vous arrive souvent aussi ngeen def ay formation de mise à niveau par rapport ak seen i personnel ñu xam seen àq ak seen i yelleef waaye xam fu ñu war a teg seen tànk ak fu ñu warul teg seen tànk. effectivement loolu am na. am na benn école bu nekk wetu gendarmerie boobu ci Castor. école booba. école état la. CETUD moo daan jël personnel bi di leen yóbbu foofu di leen former. nun ni nga xam employeur leen sax. danoo jaar foofa ñu former nu. receveurs yi dañ leen di former. contrôleurs yi dañ leen di former. chauffeurs yi dañ leen di former. mais kàccoor bi mel ne man nga xam ne moom kii moom ab saay-saay la bi taxawaalu rek. boo ko former foofa te loolu neex ko bu ko jugee ca la ko neex lay jaar. bari na ci ñoo xam ne formé nañ leen certes nag am na ci ñoo xam ne amuñu formation. waaye bari na ñoo xam ne formé nañ leen. waaye formation booba dara la leen jëriñul. parce que nit ki moom
su fekkee ne dafa am jikko mu ni ci moom yàlla rek moo ko mën a dindi mais formé ak ñàkk a formé ci yam du denc ci moom. lu tax ma wax loolu mooy des fois da ngay gis ay altercations entre les clients et souvent vos personnels à savoir par exemple les receveurs des fois ay altercations ci wàllu ay waxin et tout ça te dañu faral di wax naan à chaque fois le client est roi moo tax ma ne est-ce que aussi yéen a ngi conscientiser seen i personnel par rapport ak accueil bi ñu war a accueillir quand même clientèle bi. si ñu ngi leen ciy formé ba pare gis nga loolu. heure bu amee nun nu yëg ko. Captrans bi nga xam ne moo yore régulation bi. moom day convoqué kooka nga xam ne moom lañ def rapport boobu. ki doon xuloo ak client bi. wala mu xeex ak client bi. wala mu def liggéey bu ñaaw ci biir liggéey bi. Captrans da koy convoqué. day woo borom oto bi ni ko su chauffeur diw. am na lu mu def démb. bu subaa soxla nañ ko Captrans. bu ñëwee am nañ fa commission disciplinaire. dañ koy questionné def ci moom enquête lu tax mu def loolu. su fekkee ne les faits sont avérés. dañ koy sanctionné. dafa am loo xam nag bëgguma jeexal émission bi te waxuma la ko ndax dama ko dégg bi yàlla defee man dama war a def émission ak Ndongo Fall am na ku ma wone ma laaj bi dans l'anonymat en tout cas mu wax turam mais nee na moom foog ma laaj la ko moom dafa ne daal seet nañ ni secteur transport ci Sénégal dafa am groupe bu ko ŋànk xajaluñ ci kenn Ndongo Fall la Mbaye Amar Modou Mbuub am na ku ma waxati keneen de fàtte naa kan la waaye nee na ma daal yéen a daal di def ne ni yëfi rek ne kenn du bokk waaw loolu loo ci tontu. xam nga wolof Njaay def ne. waaw buñ la xësee def njiit rek sonn nga. waaw boo xësee jiitu bul bañ ñu ne sa taat bi daa tuuti wala ñu ne sa taat bi daa rëy parce que ñëpp sa gannaaw la ñuy féete. waaw. parce que am na ñoo xam ne ñu doxal seen intérêt personnel. boo demandé sa intérêt personnel te loolu mënut a nekk buñ la ko xañee nga daal ni bëgg a defum noonu. mais aftu démocratie moo fay dox. te gis nga xaw ma kii ngay waxal kan la. ki la jox question bi xaw ma kan la. waaye boo demee kookee. boo demee aftu ma nga fa bu yore bor da nga ko laaj nag na nga def ni nga def enquête xam nga nëbb nga ma kii bi xaw ma turam. na nga def aftu boo demee aftu nga laaj la fa yore crédit. bor yu bari la fa yor te nangu koo fay. boo demee Mectrans ma nga fa yore crédit yoo xam ne naa daan joxe apport personnel man may PCA ba. waa jooja ma nga fa yore bor yoo xam ne ba léegi nangu koo fay. GIE ba mu bokk ma nga fa yore bor ca ñi nga xam ne ñoom la àndal te ba léegi nangu leen a fay. Transvi gii nga xam ne mooy IPM bi. di nga xam ne dañ faa war a verser chauffeur yi. pour ku ci feebar man cee faju waa ji la jox message bii ma nga fa yore bor yoo xam ba léegi mënu koo fay. waaw ku mel noonu nag la la bëgg ñu dugal ko ci secteur bi. yow juboo joxe woo un bon exemple. kenn du la ci dugal dañuy seet nit ñoo xam ne ratax nañu xam ne ni ñii ñu jub la ñu crédible la ñu bàyyi leen ñu jiite. waaye ku nekk fee nag di sànni say xeer. te yow lu ñu wax nga ne du noona yore fa ay bor nangoo fay bu ñëpp defoon ne waajooji institution yi daanu na bu yàgg. nga ñu dëkk ci li nga xam ne mooy sa diggante ak syndicaliste bi ñu wooyee Amadou Samb alors ñu bari jàpp nañ ne xëy na yéen ñaar seen diggante lu yàgg la ay wëllëre ngeen woon jamono dox na tey ji ba xëy na réeroo dox na seen diggante est-ce que jàppaloo ni danay baax wala jot na sa xëy na ngeen jéem a xoolaat na ngeen defee ba suul li nga xam ne mooy firnde yu am seen diggante nekkaat ci jàmm. waaw merci Amidou li nga wax rafet na c'est ab jullit dégg naa ñu baax ñi ba jàngkat yi ñuy wax ne yonent yàlla Muhammad daana wax ne ku dul mer bokkoo ci nun waaye kuy mer itam di ko jàpp bokkoo ci nun kon nag danoo fas yéene roy ci yonent yàlla Muhammad salaatu wassalaam Amadou Samb bonne relation lan amoon Amadou Samb chauffeur yi ne woon man dama daan wax sax ne su ma sañoon kuy syndicat du ma ne syndicat kenn ci samay chauffeur wala samay receveur dina syndicat ci Amadou Samb waaye su ma sañoon ku ciy syndicat nga syndicat ci moom ndax déjà xam na droit ndax loolu la ma wonoon ba pare tam gis naa ne dana def social ndax chauffeur yi ku ci masaan am problème wala kenn ba ci transport yi comme ku ci masaan amal problème su ma toogee woo ko ñooña toog ñu waxtaan danañu juboo léegi nag dem na ba xëy na ay doolem jay na ko ndax am na grève bu ñu fi defoon waaye grève booba la ko taxoon réussir du moom bu doon nag xale yi chauffeur yi syndicat pap kii boobu syndicat chauffeur yi nga xam ne Adama Ngom moo ko jiite woon ak ñoom Cheikh Seck ak waa Captrans yi grève booba Amadou Samb xam na ni munta taxawal benn oto yàlla dogal na nag ba mu jógee ci loolu la commencé di fëgg ay përëgam ndax Amadou sama xarit la woon wax dëgg yàlla boobu sore woon ci man
waaye bi may ànd ak moom tam transporteur yëpp mere woon nañ ma ñu ci bari mere woon nañ ma parce que dañoo xamul jukkam parce que dañ ma daa wax ne Amadou mii day nii nga ko toppee waaye dana la wor may leen man bañu ma ko ma wor waaye bis moo woree may itam am naa fullay nag mën a fayu yàlla dogal na loolu agsi nañ ca man nag ab jullit rek laa bëñu ma juboo waaye juboo gi naka lay mën a nekkee nit ki bu la jëlee say dossier yóbbalu tribunal bëgg laa toroxal nar a tas sa société bu la nee dañ kaay nu juboo est-ce que yow da nga nangu loolu waaw juboo bi mën naa nekk waaye à condition que dossiers yi nga xam ne moo nekk tribunal mu demoo retirer ko nga xam ne bàyyi nañ dossiers yi nga xam ne léegi toppatuma dara toppuma ko dara boobaa buñ toogee waxtaan mën nanoo juboo waaye nag kaay nu juboo te yow dossiers yi nga xam ne maa bëgg a toroxal bëgg a tas sama société mu ngi ci tribunal kooku moom ndongo du juboo ci loolu wante am na benn chauffeur bu nekk ci yéen ñu naan ko suma jumul Cheikh Seck kooku réeroo doxoon na seen diggante waaye moom da ngeen ko mujj baal dugalaat ko ci réseau bi muy liggéey Cheikh Seck chauffeur la boo xam ne moom dan daan joobee moom lu bon rek lan daan yàq nag wax dëgg yàlla moom waaye li may wax ne nit day baale day jéggale Cheikh Seck coow li moom Cheikh Seck musta yóbbu benn chauffeur benn transporteur tribunal kon kooku ban toogee te nga xam ne jàmm lan bëgg ki nga xam moo doon seen kilifa di syndicaliste boobu Adama Ngom di ci dox jàmm ne damaa bëgg ngeen dimbali Cheikh Seck ak yeneen chauffeur yi nga xam ne da ngeen leen a aaye réseau bi bañ xoolee dossier yi gis na ni Cheikh Seck moom coow lee bari woon mais mësta yóbbu kenn tribunal ñu ne Cheikh Seck mi nga xam mësta yóbbu kenn tribunal moom nañ ko gracier nañ ko bàyyi mu delloo siwaat ci liggéey bi ba muy dellu ca lam defoon nag bu delloo ci lam defoon it ñu dellu ca lan newoon nag waaye ñi ci des ñi nga xam ne ñoo newoon ci réseau bi te yóbbu lu tribunal ñooñu moom mënuñoo liggéey ci réseau bi tant que suñu dossier nekk tribunal dañ koo vidé ba mu jeex ba pare jàpp nañ ni mbooloo Amadou Samb boobu ñu bari jàpp nañ ne am na mbooloo ñi naan mbooloo bi néew na ak yooyu alors yow sa wàllu bopp yow noo jàngatee mbooloom bi non Amadou Samb amulu mbooloo xam nga li mu am léegi mboolem chauffeur yi ak receveur yi nga xam ne ak ñiy defoon lu bon ci biir réseau bi ba nu dàq leen interdit leen réseau bi ñu yóbbu seen i dossier tribunal ñooñu la desee waaye personnel bi nga xam ñi ngi liggéey dëggantaan moom weddi nañu Amadou Samb parce que xam nañu Amadou Samb da leen di nax rek cekof bi daal moo ko arrangé wala boo nga am problème ak sa patron mu dem am ca 25% def ci poosam waaye man loolu moo tax ñun personnel bépp xam nañ ne Amadou Samb du waaje ñoom bàyyi nañ ko léegi daal ñi mu àndal di coow mooy ñi nga xam ne dañ leen dàq ci réseau bi ñooñu daal moom ñi ngi ànd ak ñoom parce que ñoom foofu rek lañ dese mënatuñoo liggéey aftu te man li ma xamul ci syndicaliste bu baax ba day def comme ni Adama Ngom doon def comme ni Mansour Ndir di def comme ni Maba Diakhou di def en cas boo amee conflit ak seen personnel dañuy indi personnel bi ñëw bu ñu tooñee tam dañuy wàccee seen bopp wane ne nun noo tooñ yaa xàcc nun xajoo mais nun xajuñu ci yow dimbali nu boo ko defee nu delloo parce que njuum te mënut a ñàkk damay juum ñoom dañuy juum keneen day juum te ñoom duñu suñuy noonu ndax nun oto yi du yàgg ban war ko ñoom ñoo koy war ñoom ñoo koy dawal liñ ci séentu te ci ñoom liñ koy séentu kon nag suñ sañu nekk ak moom dans de bonnes conditions mais Amadou Samb mii ak syndicaliste bu retraité boobu ñuy wax Cheikh Omar Sow te muy liggéey Cap Trans te moom retraité na kooku moom normalement wurtul woon sax a liggéey daa war ko ne syndicaliste bi te bàyyi personnel bi ñooñu daal ñoonu la jël 8 moom noonu nag jàmm rek leen bëgg jàmm la ñu sàkkoo tam ku bëgg jàmm ànd ak ñu fekk suñu ci jàmm ji ñu ànd ceeg yow ku bëgg a xeex itam nag xeex gënalul waaye nag dóor fayu moom loolu l'islam nangu na ko képp ku la bëgg a toroxal daal taxawal ci yow défendre ba du la toroxal. jërëjëf merci. Baye Ndongo Fall amoon nañu bëgg te dalal la sa kàddu gu mujj. may sant yàlla di julli ci yonent bi salaatu wa salaam. de balu ñëpp àq di baal ñëpp àq. ndax wax bi bu dëgëree. nañ ma baal te xam ne doomu aadama rek laa. Ndongo Fall mën nañ jàpp du transport waaye it syndicaliste la parce que ni ngay waxee. non du ma syndicaliste non du ma syndicaliste du ma syndicaliste xam nga dañ maa yàgg a nax. waaw ku ñu yàgg a nax nag. bu yàggee nga am as tuuti yeewu. voilà jërëjëf waaw c'est ça jërëjëf. te gis nga may déplorer leneen li yoo xam ne moom a gën a métteeti encore. gis nga syndicaliste yi. ca ñi may wax. xam nañ ñi may wax. ñooñee. lu gën a yàq secteur bi ñoo ko def te boo xoolee ñi bokk ñoom genn wàll gépp dàq nañ leen fi mu ñi ngi taxawaalu te gis nga li ci gën a metti en cas boo amee ak ñoom problème ba yóbbu leen tribunal xam nga bari na ñoo xam ne am nañ carte transport dëgg la carte transport yi sax léegi bareetul waaye ñi am na ñoo xam ne oto yi la ñuy fanaanoo bu ñu xëyee seen buntu kër la ñuy gaare oto yi mais bu ñu nekkee ak yow ba nga am ak ñoom problème syndicaliste bi day daal di nangu loola dootu ko nangu prime de transport bi dala koy imputé ne yaa ko war a fay te moom xam na ni waajaa ngi fanaanoo oto bi kon li jubadi ci suñu liggéey bi dafa bari te syndicaliste ñoo ko yàq benn ci Amadou Samb
ba mu jógee dem dikk ba léegi dafa li xool ñu indi ko fii ba léegi jàmm amatuñu salaam mënatuñoo jubóog suñu personnel bi nekk woon te jàmm rek lañ leen yéene woon parce que biñu nekkee fii di liggéey ak nun ñu ci bari lebal nañ leen ay oto waaye bu fi Amadou Samb ñëwee rëbëji ko ba léegi gita ngaasoo rek la nekk du si yaa ngi tribunal. mbokk yi kon amoon nañu mbégte dalal Ndongo Fall ku ne xam na ko muy transporteur fii ci réew bu Sénégal directeur général bu STC ñu koy gërëm di ko sant bu baax a baax waaye di am mbégte nag ci waxtaan bi ndax waxtaan bi nekk na loo xam ne yaakaar naa ne secteur transport bi ñëw nañ ci pàcc yi nga xam ne ñoo gën a am solo ak it pexe yi nga xam ne xëy na buñ ca jaaree ëllëg secteur transport dana war a mën a ñoŋ ndax transport moom bu doxee ci réew mi ñëpp war a mën a dem di dikk na mu leen neexee ci réew mi ñuy gërëm di sant équipe technique bi mbokk yi seen émission penc mi ci beneen numéro jërë ngeen jëf wa salaam